jërë ngeen jëf mbokk yi tey jii maa ngi leen indi ba dëkk bi nga xam ne ñëpp ko xam di Fuuta ku gis lii xam ngeen nuñ ko tuddee mooy Dande Maayo ma ñëw nag Fuuta parce que am na coow loo xam ne am na fi te du na gulet fàttaliku leen ba ñuy jëm ci ay élections présidentielles 2012 am na coow lu amoon ci Fuuta jëm ci dëkk bi ñu doon wax Fànnaay ca booba mën nañu wax ne lu tiis daloon na askan bu yeewoo ci Fànnaay ndaxte ci biir lu toll ci 20 000 hectares nu naroon ko jox benn société bu Senwil askan wu yeewoo ci Fànnaay bañoon ko ñaari nit ñàkk seen bakkan ci laale ba fa amoon ca booba président Macky Sall nekk candidat am na kàddu yu mu yëkkati woon ma dégtal leen ko ñu doog a ñëw nag ci problème bi. Nous avions vu venir et nous avions depuis quelque temps dénoncé cette spoliation. Elle ne pouvait produire que ce qui a été fait hier. Parce que vous ne pouvez pas quand même dépouiller des populations qui depuis des décennies, voire des siècles, habitent dans ces terroirs. Vous venez un beau jour au nom de la loi sur le foncier rural, réunir quelques conseillers qui ont été élus pour donner une délibération aussi grave et aussi lourde de conséquences. 20 000 hectares de terre qu'on donne à une entreprise dans des conditions nébuleuses. Personne ne sait dans quelles conditions. Simplement parce qu'on a versé 500 millions. Mais c'est quoi 500 millions de francs par rapport d'abord à la vie de ces paysans, et par rapport au développement du terroir, à ces milliers de populations de Fànnaay. C'est quoi 500 millions? Donc nous devons arrêter d'avoir une approche pécuniaire et cupide de l'argent et mettre l'intérêt du Sénégal devant tout cela. L'État aussi a été coupable de faiblesse et de négligence. Parce que lorsque une collectivité entraîne le pays vers une violence comme ça, c'est le devoir de l'État de s'interposer. Au besoin de bloquer la décision, le temps d'engager les discussions, les négociations entre les différentes parties et essayer d'apporter une solution. Je crois qu'aujourd'hui, le besoin du Sénégal et de l'Afrique, c'est de produire suffisamment pour nourrir notre population dans des conditions acceptables. Et non pas de prendre les 20 000 hectares, vous vous rendez compte, dans une seule communauté rurale, vous allez en bas. Donc c'est combien de centaines de milliers d'hectares que le Sénégal va mettre entre des mains d'entreprises qui sont mues par leur propre intérêt. Je trouve cela scandaleux. Et il faut y mettre un terme. tey jii nu ma leen ko waxee ci njëlbeen fi ma taxaw mooy Dande Maayo bi lu fi xew boo ko jéggee ak village yu ñu jot a romb sax lu doy waar la benn société privée marocaine bu tudd Afrique Partenaire moom la ñu daggal 10 000 hectares ñaari commune séq ko du commune Dodel ak commune Demet askan wi nag gis na loolu loraange gu rëy a rëy lu tax mu doon loraange parce que projet boobu nga xam ne dañ ko bëgg a jox Afrique Partenaire toll ci 10 000 hectares lu toll ci ñaar fukki village ak ñett dina leen impacté maanaam dina leen gaañ bu baax a baax bu ñuy lim ci yenn village rek mën nañoo wax ne village bu mel ni Sinthiou Dande dañ ci am jafe-jafe village bu mel ni Belel dañ ci am jafe-jafe village bu mel ni Bange dañ ci am jafe-jafe Belli Thiowli dañ ci dem jafe-jafe Saasel Talbe dañ ci am jafe-jafe Pouri dañ ci am jafe-jafe Cenel dañ ci am jafe-jafe Sakobe dañ ci am jafe-jafe Borobe dañ ci am jafe-jafe
Marda dina ci am jafe-jafe te nag loolu xaatim nañ ko ba noppi protocole bi def nañ ko ba noppi ci diggante commune bu Dodel ak commune bu Demet seeni ñaari maire yi signé waaye askan wi yeewoo ci gox yooyu yëpp nee nañ lii lu jéggi dayoo la mënuñu ko nangu te duñ ko nangu ba tax ñu def mobilisation bu rëy rëy li tax nag ñu ne duñ ko nangu parce que dañoo jàpp ne seen suuf yooyu buñ ko nangoo ñoom daanaka mën nañu wax sax torox nañ duñu am fu nu bayatee duñu am lu ñu dundutee te lu toll ci 10 000 hectares nga jox ko une société privée mu ne da ciy bay li nga xam ne moo di wàllu ceeb ñoom gaañ-gaañ la ci ñoom ba tax tey jii ma ñëwoon fii Fouta na séq ak waxtaan nag village yu baree bari ñu wax nu lan mooy seen mébét lan mooy seen tiis lan la ñuy sàkku lu tax lu toll ci 10 000 hectares bu ñu ko jëlee seen suuf jox ko Afrique Partenaire ngay fàttali na c'est une société marocaine privée mu ne da ciy bay ceeb ñoom dañ ci am ay ngaañ-ngaañ dañ ci am ay jafe-jafe lépp nag dina leer seen biir émission bi ñu leen fas yéene dégtal ak ñu ci fas yéene séq ak waxtaan. ndeke bu yel wu leenaan haa belitama ñawaama ndeke bu yel wu leenaan almaami bokum ummima mama kana way nima bandu tijaan ummima Fatma dalom ya hamadi lom ci loñ naa du ñaar gis nga ñu ngi nii jël bac bi fas yéene njëkk a dem ci village bi nga xam ne mooy Ñanga Edy bu ñu jógee ci Ñanga Edy ñu nga jëm ca Marba bokk na ci village yi nga xam ne tamit am nañ ay jafe-jafe ci li ma wax léegi moo di 10 000 hectares yu ñu jox Afrique Partenaire d'une société marocaine ñu jël bac bi fii ñuy jàll nii bac bi dégg naa ne ñu ngi fiy programmer benn pont waaye bu ñu ci defee pont dina gën a yombal dem beeg dikk bi mu nekk beneen jafe-jafe ci mit ci dundinu askan wi yeewoo fii kon li ci am solo moo di dinañ jëm ci Marba séq waxtaan ak ñooñu ñu wax ñu tamit ñoom nan la ñu gisee li nga xam ne jàpp nañ ne jafe-jafe bu rëy la 10 000 hectares ñu fas yéene ko jox une société privée marocaine Afrique Partenaire kooku mu ne 2000 hectares la ciy jox après ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci gox boobule kon village yëpp dañ ci dugg waxtaan ak ñoom ñu wax ñu ban xalaat la ñu am ci mbir moomu. ñi ngi fii ci village bi ma leen waxoon muy Marda village bi gis ngeen ci ginnaaw nii ni nit ñi mobiliser woo ngir tamit wax li nga xam ne moom laa doon tudd léegi di 10 000 hectares yoo xam ne dañ ko jox une société privée marocaine Afrique Partenaire ñoom ñu jàpp ne seen suuf soosu buñ ko joxee société boobule ñoom dinañ loru dina am ñu ciy jël nag ñu joxe seen kàddu wax
lan mooy doon seen plaidoyer ci mbir moomu la si biir émission bi ñu jagleen ko ñëw ba Fouta waxtaan ak village yi nga xam ne ñoom la ñu impacté ci li nga xam ne moo di dogal boobu ñaari commune di jël di Demet ak Dodel kon ñu dem séq waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci village yu Marda bi ba pare nag ñoom ñu wax seen xalaat ci li nga xam ne moo di décision bu commune bi jël. comme ni ma leen ko waxee maa ngi ak kenn koo xam ne mi ngi ci village bi Marda Ba moom ñëpp xam nañ Marda village bi ni ma ko waxee ma taxaw ak Habib Ba Habib gis nañ ne fi mu nekk nii ñëw nañ nemmeeku si pour waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo di dogal bi nga xam ne commune bi def na ko moo di jël lu toll ci 10 000 hectares jox ko benn société boo xam ne société marocaine la Afrique Partenaire laaj bu njëkk bi moo di lan mooy njëriñu suuf si ci askan woo xam ne ñu ngi yeewoo fii. salaamaaleykum wa rahmatullah njëriñu suuf daa mel na kenn réerewu ko xanaa kay ñi ko gën a njëriñu ñu gën ci xam li bopp lu bari parce que suuf ci la ñu dundee depuis maam Adama ba tey te boobu ni ñu ko dunde woon dëkk ak sàmm ak béy loolu rek moo ne woon ba tey loolu moo ne woon ba tey loolu moo am mais nag adduna moom day dox bi muy doxee da am na ni muy doxee temps bu njëkk ay suñu lox rek la ñu doon béyee lu mel noonu léegi nag mbéy bi mu ngi soppeeku lépp daal mu ngi soppeeku ba tey suuf bi ñu amoon ak suñu maam fi ñu dëkkoon fu ñu dundoon ak suñu papa fu ñu dundoon loolu foofu la ñu war a dund foofu la ñu dunda ba tey mais nag yàlla dogal ñu jël ay suñu mbokk ñu teg ko ci bopp ci suñu mairie ñoo xam fi ñu jaar mais ñoom rek ak seen bopp ñu ñëw ñu indi ay marocain yi ñu ay partenaire marocain loolu tamit ci seen diggante la yem ci bureau bi. waxuñu ko ak yéen. déedéet waxuñu ko ak ñun parce que am na ay am na ay ñi nga xam ne ay chef village lañu am na ñi nga xam ne ay conseiller lañu mais ñoom ñëpp ba loolu d'accord guñu daal ñoom ñëpp daal seen kaddu nekkul woon benn parce que dañu doon diisoo ci diisoo bi am rëq-rëq ñu nekk seen diggante ñi nangu ñi bañ ci bureau bi de laa lay wax ñu toog ba beneen rek ñu woow nit ñi ñu ne leen ñoom ñëpp soxla nañu leen mais bi ñu ñëwee dañu jël ñi jox kii parole bañ jox kii parole bett ñeneen ñi foofu ci conseil municipal bi ci boobu tamit bi ñu nekk ci loolu ñu génn ci loolu ñu woow suñu benn suñu ay ñaari mag ñoom ñi nga xam ne ñoo waa Fuuta dañu amoon aada ñu jël kenn ñu jiital ko ci seen diggante mu tiim lépp wala mu tiim lu bari ñu kii kale tamit tiim lu bari tiim bi nag taxul mu moom ko waaw suñu la denkee lii loolu lu ñu la denk dañu la wóolu denk la ko soo ci naree am kaddu danga war dellu ci ñi la denk woon nga laaj leen diisoo ak ñoom suñu nangee ba pare nga jox li ñu kii mais nag defuñu noonu dañu dem rek ñu gis waa ji ñëw
wax leen li ma tiimoon lépp jël leen ko maa leen ko jox te fekk moomu ko. te waxtaanu ci ak yéen. waxtaanu ci ak ñun gannaaw loolu am ñu ñëw ñu ne leen ñun li ngeen di wax mënuñu ci d'accord mënuñu ci bañ parce que ay chef village lañu mais moomuñu tool yi moomuñu suuf bi dañu war a dellu ba suñu mbokk waxtaan ak ñoom lu ñu fa jëlee ñun ak ñoom ñoo ko bokk suñu fa jëlee naam ñun ak ñoom ñoo ko bokk suñu bañee ñun ak ñoom ñoo ko bokk mais xaaruñu seen réponse am keneen ku wax man maa ngi jiitu juróomi village bi ma jiitu il faut ma dellu ak ñoom waxtaan ak ñoom gouverneur ci boppam ak maire bi ci boppam ñu ne ko bu mu dépasse ëllëg bu loolu dépasse ëllëg ki nga xam ne daa jógee dëkkam fi sori fi nga xam ne mun na nekk 20 kilomètres wala 15 kilomètres yéen ci kii bi mu mun dellu waxtaan ak juróomi village ñi nga xam ne bokk fi ñu nekk du benn dëkk la ñu nekk su ngeen ko waxee ëllëg nañu jot réponse loolu ku nekk xam na ne xel mënu ko nangu boobu jour talaata la alarba alxamisa aljuma ñu def ñu def accord ak partenaires yi. mais loolu accord boobu la bu amee lan lay jur loraange ci yéen. avant accord bi sax xam nga nit soo jiitee ay nit da nga war a waxtaan ak ñoom parce que li taxoon nga jiitu mooy ñoom ñoo jëloon seen carte ñoo jëloon buum takk ci seen baat jox la ko nga xam ne ay nit nga ñi nga jiitu suñu la sutul yéen a yem parce que ñoo doon sabab ba nga toog fi nga toog boobu nag lu mel ni su amee te fekk doomi Fuuta nga borom suuf nga xam nga lépp xam nga si yow sa toolu baay kenn du fa dugg fekk waxtaanu ak sa baay wala ak yow sa kër kenn du fa dugg waxtaanu ak yow nag nga jël joxe suufu jàmbur doo waxtaan ak ñoom te encore bugg ko def par force parce que avant dañu am benn tool fi ñuy wax banje benn bërëb la rek ñu waxtaanee ak ñoom ci seen diggante loolu sax ci boppam amul déggo ba pare ñu jóge foofu jëm ci yeneen réew ci suñu tool yi yëpp suñu dëkk yëpp amul waxtaan amul diisoo ñu yóbbu seen ay ga ñu dugg ci tool yi di def toppoo. di def ay borno. ba ñu duggaale ci dëkk yi parce que soo ñëwee ba sa diggante ak dëkk 500 mètres wala lu mel noonu boobu daa mel na da nga tëj dëkk bi te suñu dëkk yi avant 5 village non 5 kër la wala juróom kër la wala lu mel noonu mais léegi alhamdulilah ëpp na ay téeméeri kër te encore day dem suñu andee seen tool ba nekk ba mu àgg ci village bi dañu am ay njur dañu war sàmm ñu génn ci àll ba encore dañu am ay fi ñu lépp daal du fi war a ne mais waxtaanu ñu ak kenn ñu bëgg nangu loolu te encore ñu wax leen loolu jaaduwul ñu jéem force delluwuñu waxtaan ak peuple bi su fekkoon sax amoon nañu waxtaan ñoom ñëpp ñi nekk ci conseil bi ñoom ñëpp su fekkoon sax dañu juboo ba pare defe naa ne waroon nañu génni ñu ñëw ci ay mbokk yi ñu wax leen est-ce que seeni conseiller ak seeni chef de village wax nañu leen bugg nañu def lii wala def lii mais loolu ci boppam defuñu ko
léegi nag bu dee loraange bi ñun lu ñu ci xam ci loraange mu kenn mënu ko wax parce que léegi fi ñu nekk sax amoo foo sàmm te tool bi su commencé dañu war a dañu war a dund avant pour tool bi di jeex te fu ñu bëgg fu ñu jàppa foofu lay ndox mi jaare di tasaaroo ci suñu ay tool yëpp suñu fa baare léegi ndox bii du dugg te ñun tamit amuñu doole leneen dañu doon béy li ñu ci nangu lu ci des ndox du ko laal ñu mun ci jiw fan la ñuy dem boobu mooy première loraange bu gën mag deuxième bi mooy suñu njur ñi ak lu mel noonu suñu dëkk yi day gën di yaatu dañu koy ubbi troisième bi foo gis tool rek tool yu mel ni am na day am ay ndox dana am ay ndox yi nga xam ne ndox bu baaxul bi dana am ay lu mel ni yoo dana am lu mel leneen li nga xam ne dana loral nit ñi dana duggal loraange encore ci jur ñi nag ci lu ñuy lekk ci lu ñuy naan li leen laa rek day dellu ci ñun te lu ci gën bon encore suñu mbokk tas nañu parce que léegi kenn wóolatul keneen dañuy nekk doomi ndey wala ñu nekk doom baay wala ñu bokk ndey ak baay sax comme que bokkuñu parti rek tax ñu tasaaru tax kenn ku nekk di bañ keneen te jaru ko te loolu moo war a nekk dundum jullit mooy na xol yi tàpp waaw ñu bëggante jàmm ak lu mel noonu léegi suñu dëkk yi suñu commune bi kenn wóolatul keneen parce que dëgg bu dee dëgg ay politique rek moo fa nekk ñi ànd ak ñoom koy siyee ku mu tabboon wala chef village bu ànd ak moom wala ku feebaroon mu faj ko wala lu mel noonu. dégg ngeen kaddu yi nga xam ne Habib rotal na ko mooy kaddu yu doy waar dafa am ay wax yu bari yoo xam ne junj na ko ci biir waxam mooy d'abord am na une pression bu ñu teg maire yi nekk ci commune yi pour tout de suite ñu joxe décision parce que yaa ngi dégg kenn koo xam ne chef de village la nga war a nekk ci li nga xam ne moo di topp juróomi village ñu ne la en 24 heures il faut nga indi seen tontu pression am na pour décision bi ñu mën ko gaawal muy benn. ñaareel ba tamit wax na condition yi nga xam ne defee nañ ko amut discussion ci biir askan wi nga xam ne ñooy yeewoo fii ñu wax leen parce que suuf si ñu joxe du suufu maire du suufu chef de village ay suufu toolu jàmbur la kon bu ñuy joxe tool yooyu ñi moom tool yi war nañoo mën a waxtaan ak ñoom pour ñooñu tamit wax seen xalaat li jëm ci li nga xam ne moo di décision boobule kon muy pression leneen bi tamit indi na féewaloo seen biir. loolu lay wax maanaam kenn wóolatul kenn ci li nga xam ne moom moo xew fii parce que am na ñu nëbbatu def décision boo xam ne laajuñ ci xalaatu askan wi donc na nekk na loolu lu doy waar loo xam ne tamit dañuy bëgg rek tey dañuy déroger li nga xam ne moo di règle bi déroger règle bi mooy lan comme dañoo bëgg mu leer ñu ñuy déglu ñëpp xam ñu ñëw ba Fuuta kon Habib dama bëgg nga tënkal ñu ko ci alpulaar wax ak sa mbokk yi wax lan moo xew ci fi nga xam ne moo di suuf si ko waɗi min ko jiɗmi haalde ko namni ɗon ko alhaali leydi ndi alhaali ngesa natba min ba ari e amen ko bettere woni ba ari e amen ko bettere ko adi fof ba haaɗi ko commune tawo to mairie to hono wiyeteno koysiyeji e chef village uji ko ɓen tan jooɗi disnodiri kañum e koye mumen kadi kay en fof nanodirani kadi koysiyeji fof kadi gotdani ɓe on dumunna ɓe namni kolongal ine wiye banje kolongal biyetegal banje ngal ɓe namni toon ujunnaje 10 hectare e ɗiɗi ujunnaje 10 hectare ɓe mbi ujunnaje 10 hectare ɗi jeeyi ɗum ko marocain en arɓeɓe
maruke en arɓe ɓe ko ɓen ɓe tottata ujunnaje 10 hectares ujunnaje 2 hectares ɗe ɓe totta ɗum hono wiyeteno commune o fof commune o ko 33 villages ujunnaje ɗiɗɗe 33 villages o fof nawa ɗum ko heddi ko ujunnaje 10 ɓe kamɓe ɓe ƴetta kadi ne yanti hen ko duuɓi 4 avant o duuɓi 4 ɗi aɓe kestitina ko ala baygal ɗum koto banggue to wonno jaɓaka ina wona e ndu e kan haala ɓe dutti ɓe mbi ɗum heƴata banggue ɓe naati e leyɗele amen keddiɗe kaldigal ala baygal ala hay hunde ala ɓe kaldani ɗum e chef village uji ɓe kaldani ɗum e koysiyeji ko kamɓe tan koye mabɓe pewji ɗum ɓe nanni guesa amen ɓe neeli kadi yimɓe kadi nana hen kadi gari ne mbaɗa toppo mbaynaki min te enen fof eɗen gandi Fuutanke so guesa mum natama hay goto anda ko woni hen kono noon aɓen mbaɗi hen toppo minenne min muñiri ɗum yidde rewde lawol waɗi min keñanaki ɗum e nder hen gure amen ɗe kadi ɓe jooki ɗum kala wuuro ɓe gara haaɓe doka wuuro ina waɗe gure ɗe ɓe gari haaɓe ɓadi haaɓe naati e mumen ko wayno Sasel en ina waɗe gure ɓe goppani hakkude wuuro ngo 500 métres ɓe gara e guenale amen ɗo ɓe garata ɗo ɓe jettoto guenale ɗo ɓuuri ɓadade ɓe dutto e guese amen ɗe min tottano pektanoɗe guese amen guesa Marda Baɗo ko 75 badarino koɓe gari ko joni ɓe nanni hen ɓe mbaɗi toppo mabɓe e nder guesa he guesa fuɗɗiɓa remede 75 tottiranoɓe nden guese goɗɗe nani hen e dokkanoɗe kadi aɓen ko waɗano pectation ngaji aɓen naati hen ɓe nanni hen e piyoji mabɓe ɗum fof e waade noon min ɓuuri hulde fof ko so tawi ɗo neɗɗo joguino ko ɗo remata eɗo aynata ɗo min koɗata ɗo so faaɗi min dañata ɗo min ndemi leydi ndi ko ndemetenodi peuple o fof ko hen wurno so tawi leydi ndi waɗama pecce hono wiyeteno 6 wiyama 5 yo ɓe naw yo hed hono wiyeteno leydi ndi fof wonnoɓe ɗo ɓe fof yono feccere wotere elle ɗum nandani e jurum ɗum ko gueɗal ngal ko duuɓi 40 beele peuple o hoorata duuɓi 40 ɗum ko gueɗal keddigal ngal kadi so guese ɗe gari eɗen gandi aɗe mbaɗi ko maɗa rafiji ma waɗa loruji diƴƴe mayɗe ɗe ko rafiji gonata engrais gonowo heno posone gonowo heno fof koko wonata e nokku so woni e nokku hayso min ñamani ma jawdi amen ñam ko jawdi ñamata ko so arti ko minen ñamata ɗum fof nani hen kadi laabi amen komin yahodirtunoɓe laabi uddoto ndeɓe ñawno nde aɓe jogui ɗo deftere nde ɓe ñawno eɓe mbi ɗo koko remete ɗo remetake koko hoɗete ɗo koko aynete ɗo remetake hoɗetake aynetake koko nehete ndiyam fof ɓe ndendi ɓe keddani hen ha yenno ka hen place goto kadi ɓe kaldani e peuple kadi peuple tinani so wona tan nde ɓe mbaɗi peuple wi ala hen ɓe mbi ko maɓe porta woni amen boom salinoɓe ɓe gaddani ɗum kayi convocation ɓe nawi ɗum e gendarmerie hay ɗum ne amen ala wassalamu aleykum wa rahmatullah waaw ni ma ko waxee rek ñi ngi ci Fouta coowul suuf si dégg ngeen ko lan nga ñu ci mën a wax ci Alpulaar. assalamu aleykum bandiraɓe goto fof mi salmini ɗum inde mum yettode mum dendagal julɓe dendagal aduna o fof goto fof mi salmini inde mum yettode mum e woni haaju amen ko amen kaala ñaw becce amen ha tengte amen noon minen rewɓe Fuutankoɓe ha tengte minen rewɓe hakkude maaje ha tengte minen rewɓe Marda comité rural Doɗel département Podor goto fof min calminilɓe inde mum yettode mum amin goya bojji amen minen Fuutankoɓe ha tengte hakkude maaje ɗo min dadi gila e nayaɓe amen ɗo darino darni koyɗum men e gueɗum men e balle men e ndemaji men ha jibine amen gurni amen min jaɓɓe pelle mumen
goto fof min jaɓɓe fele mum holkomin tawri maaɓe amen min tawri maaɓe amen ko ndema min tawi maaɓe amen ko gaynaka min tawi maaɓe amen kono ene dadi ene darani min e wayno goto fof min darima Allah waɗi yonti ko hanti kon ngabba e neɗɗo ha keɓa neɗɗo joni wonti ko daroɗe liggoɗe ɗo mawɓe amen kam gandi tan ko ndema e gaynaka joni wiyama jokkoɗe e laamu min darima min jokke laamu holɗo min jokkori hunde fof waɗi ko ngabbirde ha keɓa a ngabbata neɗɗo ha keɓa neɗɗo ngabba kadi e ngabbirgal ha keɓa ngabbirgal e wayno minen woni comité rural amen ko Doɗel ko toon min mbaɗi commune amen ko ɓen min ngabbino ko wattidi ko min ñaagui mawɓe amen worɓe amen wuuro min dendi min ñaagui amen amin jiiɗi minenne ɗo min tampi komin jogui leydi comité rural Doɗel wiyomin jiilo terre min ma daro mbaɗana min en ménage ndemana min so mbaɗi en ménage ndemani minen min dañano min tampi komin ɓidiɓe min goni koye hakkude maaji min gala e hunde min loriti tan koye dolon amen dongon amen e ndemayal amen min daña komin gurdi min gari min noddi worɓe amen ɓe minenne amin jiiɗi wadde no aduna o waɗata ni amin jiiɗi minenne darade dokkon min terre minenne min ndema min ñaaguima laamu ngu mbima dokku min ɗomin ndemi eyyi joni noon Allah waɗi ɓe worɓe ɓene kañumen dendi dokki min terre kono ko ɗo e nder wuuro he tan min ndemanno san gari ɗo ene banggue hirnague wuuro ɗo amin dari ɗo amin gon ɗon amin dokka ɗon hectare uji 3 nan ɗon ko ɗo min dondotono eyyi ko ɗum tan min kaldi eyyi joni noon ɗomin jeehi ɗo ɓe dokki min ha kaljiti ɓe dokkiri min mawɓe amen dokki min hectare uji 15 min jeehi hamin mbaɗi toppo ɓe mbanno toppo min jokkodirno koye SAED mbima mbaɗan min jeehi ha mbaɗi toppo Allah waɗi on campagne yahani joni duuɓi 15 komin dari amin liggo duuɓi 15 komin dari amin nanggana leydi ndi min mbi min ndema e wuuro he hamin pewnne guesa ba Allah waɗi leydi ndi noon ɗeɗo balɗe komin rakkanoɓe ha gasi heddi hamin pewna affaire amen ha paari heddi tan ko amin ndema joni no ɓe gari metanade amen ɓe gaare wuuro he kamɓe Doɗel naɓe gari mbiyaɓe metano amen min jeehi minen wuuro ngo fof min jeehi ha toon min kolliɓe terre o ɓe jeehi haɓe meeti haɓe kaljiti heddi amin ndema hame ndemin gari ndemin ummin jeehi nomin tawi toon tan ko otoji ne dari ene meeto e dow e leydi amen metanode otoji ne dari ɗon min tawi ɗon wonɓe ɓe min ganda ko jahata min jettaki min dari min ƴeewiɓe ha gasi aɓe meetoɓe dartinade ko idini yimɓe amen garata amin gadodiri mumen ko aroɓe amin terti ɗumen toon min tawi toon woɗɓe ne meeto min paadiɓe ha juuti Allah waɗi ɓen gari tawi min ɗo min jaade mabɓe min kolliɓe ɓen ne metti e nder metagol mabɓe kooti joni noon amin namni affaire min gari min kalna worɓe amen ɓe mbi minen de min jeehi kono min tawi toon woɗɓe ne meeto te min gandaɓe nomin jiiɗiɓe ni min pamaniɓe joni noon gaare ƴeewoyen no ɓe mbaɗini min natti famde ɗum min jaade mabɓe ha toon ɓe tawi ko ɓen ɓe tawno ko ɓen e dow campagne e dow komin dokkano duuɓi 15 amin dokka laamu ara ñalawma goto daroɗo min tampunoɗo min tampi guila min goni sukaɓe amin mbawe doole amin amin goni sukaɓe hamin donkidi hande hamin dañi hande sukaɓe jibinoɓe noon dañi duuɓi 25 faade joni ɗon min ngala hen hande min ngala hen janggo leydi amin noon min nangui amin pondi hen foof amin dokkano ko ɓooy ñalawma goto tan tete min ngala hen hande min ngala hen janggo amin pondi hen noon foof amin pondi hen min rewɓe ne jarani min hande komin worɓe min daraki mi joɗaki jonde rewɓe min jodni ko jonde worɓe ɓe daroɓe goppa leydi amen soɓe goppaki leydi amen ɓe tawa min toon ko keewi foof keɓa kono min pondi hen foof min ngala hen hande min ngala hen janggo wassalam on jaarama laa ciy teg parce que li may wax ne soo amee lu la naqadi ci làkk bi nga nàmp nga koy mën a génne moo tax ma ne dañuy déroger règle bi tey bu ñu ñëwee ba Fuuta ñu wax ñiy dégg làkk gi xam fan la métit bi toll teewul ñu tënk ko ci wolof ma taxaw ak soxna si am na lu mu wax lu am solo li dem ci dundinu jigéen bi ci wàllu suuf
coow lii ngeen gis 10 000 hectares mën nga ci leeral nit ñi. waaw asalaamaaleykum ku ne nuyu naa ko turam ak santam mag ak ndaw góor ak jigéen li mu wax ci gàttal loolu léegi laa wax bi ñuy liggéey ñun suñu mag lañ ko fekkee woon suñu mag ji fekke ko seeni mag ñu góor ñi ñoo ko nattaloon fukk ak juróom hectare léegi ñu liggéey ci toppoo ci ba pare bi ñu ko toppoo ba pare li mu la wax ñu xëy foofu ñu ngi wax ak ñooñu ñu ngi ñëw di ñu ko defaral ñu fekk foofu ñooñu borom oto yi ñëw di ko meer bi ñu ko ñëwee di ko meer nag ñun doolu neexuñu daf ñoo naqari ba xam amul fu mu yéem léegi li mu la wax ñun suñ ko defee ñun suñu suuf rek la ñu bëgg ñu def ci deleen bañuñu ci dara li mu la wax bañuñu ci dara ñun jigéen ñi am nañ fii fu ñu sonn sax fii ci dëkk bi dañuy root yéenu roose ba ñu may góor ñi may ñi la rek nattal ñu ko léegi nag ñu fekkee ko suñuy mag ñu fekkee ko suñuy mag ñu nangu ko ci suñu loxo loolu duñ ko nangu waaw dañoo bañ ba tëdd ci naaj bi. waaw mu nekk lu am solo li mu wax mooy dañoo bañ mooy jigéen ñi bañ nañ parce que tamit jigéen ñi soo gisee ci boo ñëwee ci àll bi jigéen baax na góor baax na dañ koy wax de waaye jigéen ñi ci àll bi jàmbaar lañ kon bu ñu waxee ci wàllu suuf rek am na lu tax ñu ci wax kon ba tey jii yéen a ngi seen biir émission ñu jéglal ko Fouta ak coow li fi am 10 000 hectares jox ko une société privée Afrique partenaire société marocaine 10 000 hectares yooyu ñu leen jox dafa am ay village yu mu nar a mëdd laa wax village yu mu nar a mëdd moo tax tey jii soo xoolee ñëpp mobiliser wu ñëw fii ci Marda pour wax leen naqar dinañ dem yeneen village mais laata loolu nag den siq waxtaan ak ñeneen fii ci Marda. ma taxaw ak Thierno Mamadou Ba mu nekk koo xam ne ràññee nañ ko lool ci wàllu xeex ngir askanam représenté lu toll ci juróomi village yooyu yëpp nag bokk ci coowul 10 hectares yi nga xam ne dañ ko bëgg a jox benn société marocaine tey jii Thierno su ma lay laaj bu njëkk bi moo di ban jafe-jafe ngeen nar a dund bu nekkee ne li nga xam ne dogal bi bàyyeekoo na ci communes yi askan wi yeewoo ci juróomi village yooyu ban jafe-jafe lañ nar a dugg dëgg-dëgg. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant am mbég taxaw fii jël micro bi wax lu mën a xari ci commune rurale d'Odé ndax man du présentation juróomi village rek man 33 villages bi ci nekk fii ci commune bi dikk bu ne am naa ci kaddu ndax mbokk ndax yor kaddu ndax xam luñ ko dexe ak fuñ ko jëmee ci jéeri laa nekk wante waalo bi dañoo yaatal fii sunu mbéy ci waalo ñax naat lañu doon béy ak mbokk ak xaal ak ñebbe ak lépp loolu la ñu dund woon fii depuis sunu maam yi ñun bu nee baaba Adama am na ñun xamuñu fenn dañoo yaakaar rek baaba Adama fii lañ fekkoo sax ñu génn ci moom fii léegi nag ci communes yi taxaw ba demee ci communauté rurale yi taxaw ba demee ci communes yi taxaw ci naxar la ñu dundee ndax loolu indi nañu fii ay ñetti projet bii mooy ñetti beneen projet bii dañoo indi fii ay gaynde la ñu bëggoon yar fii ñu bañ ko. gaynde ak bukki ñu indi ko fii ci jéeri bi ñu xeex bañ ko ñu dellu defaat bii carburant ñu bëgg fii am juróom-ñetti junni hectare te xëjul ci commune bi ñu xeex loolu dem ñu sant yàlla sant président Macky Sall pant Abdoulaye Daouda Diallo moo ñu dimbal ñoom ñëpp dem ñu toogaat ci fan yi ñu ne mbéy mi mu ngi ñëw dañoo bëgg jël waalo bi yëpp jox ko naar yi naar maroxi lu tolloo 10 000 hectares
ñun nag lu ñu am fii yëpp ci commune rurale bi ñaar fukk fanweer junni hectare ak juróom-benn loolu la ñu am fii ñu jëlee fii fukki junni hectare yóbbu ko jox ko ay naaru marocain te lu ñu am fii yëpp dikk bi ci la dex yi ci la yoon yi ci la ñoom ñëpp ci la ñu ne ko xëjul fii te naar buñ ko naree jox naar kanaa ñu jox suñu bopp ñu jox suñu bopp ñu woo murit yi ci Sénégal lañu bokk woo gaadir yi ci Sénégal lañu bokk woo ñaseen yi ci Sénégal lañu bokk am nañu kaalis comme ñoom te waalo bi ñun ñoo ko bokk bu ñu ñëwee fii suñu doom lañu day seeyee ci ñoom fii la ñu bàyyi woon dem foofu koñ bu dellee fii ñun ñëpp ñoo bokk waalo bi moo gi ñu joxee naar yi am na journal bu génne ci naar yi nee nañu ñu nekk ci dax Sénégal yëpp ay suñu jaam ñoo fi nekk wante ñun ñoo moom waalo bi ba moo fàttewul danaa indi journal bi nga teg ci sa bot dégg nga li ma la wax léegi nag bu ñu nee léegi ñu jël loolu yëpp jox naar yi fandaa ñeent fukki at te balaa mu def baaya mu nekk juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñeenti bu ñu defee baaya bu delloo du dellu ci sunu ñi moomoon suuf si duñ fi dellu day dellu ci gouvernement kon ñi amoon suuf si di jikk ñàkk nañ ko même boo fekkee nit ki ñëw na bëgg waxa nit bi bu ñëwee fii ci Marda na waxtaan ci waa Marda d'accord ci ñoom bu fekkee ñaar fukki at mbaa fukki at mbaa juróom fukki at Marda moo ko war a def délibéré gouvernement bi mu nekkat ay teew seen diggante bu suuf si bu jeexee bu de contrat bi jeexee mu dellu ci loxo Marda mbaa mu dellu ci loxo Paate Galo mbaa Daar Xaley mbaa Sinthiou mbaa Dodel wante nag ñu jël loolu yëpp teg ko ci loxo maire moo def délibération yóbbu suñu suuf jox naar yi ëllëg moom mun na fi jóge keneen ñëw fi même naar yi ñëw fii béy mun na nekk fi maire ndax nit foo dikk sa nga am foofu nekk maire boo fekkee nga jox naar bu nekkatee fii maire fan la suuf si delloo ci loo xam lay delloo loolu moo ñu na xari ñun ba ñunu waalo bi ñu béy ko ndak fii ci département de Podor juróomi ñett kiwet ñu ngi fi kiwet Mbantu mu ngi fi kiwet Fanay mu ngi fi kiwet Joomandu ci laa bokk mu ngi fi kiwet Njum mu ngi fi kiwet Ayre ñu ngi fi ak yeneen kiwet ñu gouvernement ñëw rek def kiwet bi ba jeex jël suuf si seddoo borom dikk yi amul benn wax ñun dañoo bëgg gouvernement bi ne jël partenaires yi génn ko fele jël alalam bi def aménagement jox borom dikk yi bu joxee borom dikk yi am fu ñu dund wante jël suuf fi nga dund woon nga fekk say maam ak say wali yàlla fu ñu tëdd ak li nga fekkoon xamoo niñ ko amee woon sa maam moo ko moom nga jëlee joxe ko naar xamul sa wali fu mu tëdd mun na jaarale ko foofu otam mun na defal lu ne loolu la ñu bañ ñun bañuñu waalo bi ñu liggéey ko wante dañoo bëgg na gouvernement bi jël alalam def aménagement jëlee fi partenaires yi yóbbu ko feneen loolu la ñu soxla xuloowuñu xeexuwuñu ci gouvernement bi dañoo bëgg gouvernement bi mu jël xar tànk tubéyam taxaw ci dindi leen fii jam am su dul yooyu fu ñu mën a dugg ak fu ñu génn ak fu ñu dem bii boo fekkee partenaire rek moo fi war a béy day béy ci bopp nit ki taxaw ci man lay jikk ndax boo fekkee deewuñu kenn du béy fii mu nekk partenaire
loolu wax bi métti na xam naa ni Macky du def loolu Abdoulaye Daouda du def loolu premier ministre du def loolu am na ñeneen nag ñu ngi nekk fi mbubbu gouvernement bugg jël sunu alal ndax lu toll ci gouverneur bu ñëwee bu ne def leen délibération xamul délibération bi ku fi moom xamul keneen boobu def na ko gouvernement boobu def na ko gouverneur warul def loolu même boo defee délibération sax war nañ ko taf ci miir bi su la neexee nga nangu su la neexul nga ne bëgguma ko. tafuñu ko ba léegi tafuñu ko même protocole bi ñu bind fii dañ koy nobbu kon am na lu ci nekk ci biir ci li ma wax mun naa ci seetlu ndax man fi ma nekk ni ci commune bi laa bokk dégg nga xam naa li nekk ci commune bi xam naa li nekk ci communauté rurale bi xam naa lu nekk ci département bi xam naa lu nekk ci Sénégal ñun ñëpp xam nañ ko kenn du nangu fii sunu suuf kenn du yóbbu fii sunu suuf partenaire du yóbbu sunu suuf tey du yóbbu sunu suuf ëllëg boo fekkee kay ñu ngi dund boo fekkee nag gouvernement bi dafa bëgg nekk sunu gouvernement ñun lay ilif ñu bàyyi ñun ñu ilif sunu suuf. kàddu yooyu daanaka leer na protocole bi mu wax nii nag dinaa leen ko wan dinaa leen wax benn par benn li nekk ci protocole bi parce que am nañ ko protocole boobu dina leen wax lan moo nekk ci biir ak leen ci bind pour mu leer ci bopp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ak coow li ci am lépp ngeen wéy seen biir émission bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel coow li am ci fi nga xam ne moo di Fouta li moom mooy arrêté bi nga xam ne moom lañ génne 10 000 hectares yaa ngi nii ñu gis Afrique partenaire 10 000 hectares yaa ngi nii bi biir lii nag dafa am beneen protocole boo xam ne dañ ci def ay cawaxala kii camlangal yoo xam ne dañ ci def estampillé confidentiel mais ñu jàpp nag ne xanaa lu ñuy wax ci wàllu suuf muy moomeelu ay nit nga war cee waxtaan ak ñoom confidentialité bi war nañ ko mën a dindi pour ñoom ñu xam suuf si ñuy jël di ko jébbal ñeneen timit nan la demee naka la demee lan mooy seen wàll ak lañ taxawaay lañ ci am partenaire yi bu ñëwee na lañ fas yéene jëfante mais mun ñu def confidentialité autour d'un protocole ci ay wàllu suuf soo xam ne ay nit ñoo ci tàmm di liggéey lépp seen biir émission bi nga xam ne moom lañ jagleel fii ci biir Fouta ñuy waxtaanee 10 000 hectares yi nga xam ne moom la ñu jox Afrique partenaire benn société privée marocaine buy war a yëngu ci wàllu mbayum ceeb. ñi ngi fii ginnaaw bu ñu jógee village yu Marda fi nga xam ne moo di Gelonga bu ñu jëlee bac bi ci ñu ginnaaw jéggi ko daanaka dañuy nekk carrément ci fu ñuy dàkkantele Ila Morphil foofu it am na ay villages yoo xam ne 10 000 hectares yi impacté na leen bac bii lañ fas yéenee jël dem zone bi nga xam ne buñ ko nattee jëm ci suuf foofu yëpp moom la ñuy wax Ila Morphil boo leen déggee ñuy wax enclavement Ila Morphil moo di lii gis nga jëlee nañ bac ci Dana Mayo bi jóge fa wàcc luñ daw ñëwaat jël bac pour dem yegg ci fi nga xam ne moo di Ila Morphil kon mu nekk zone bu enclavé nekk joytu boo xam ne askan wi ñu ngi koy joytu mais lu ñu jàpp rek dinañ wéyal foofu tamit waxtaan bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ngir ñu wax ne tamit jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund bu nekkee ne 10 000 hectares yi nga xam ne dañ ko bëgg a jox société marocaine bi di Afrique partenaire jox nañ ko kon dinañ jéggi dem ci zone bi nga xam ne moo di zone Ila Morphil.
fi ma taxaw nii yaa ngeen ci gis ñu bis su commune de Dodel fii dafa nekk ay terres yoo xam ne dañ ko affecté woon pour ñu fi war a mën a def sàmm bay soo leen gisee ni ngi dund nokku Ndeema gay naa ko buur limite nord Kerol Réewol village Wuro Daara Xalay bi à 1 kilomètre fa la ñu nar a jëm nekk na zone boo xam ne dañ ko affecté woon ba pare mais projet bi nar a jox ñi nga xam ne ñoo di marocain daf ko nar a affecté maanaam c'est des terres déjà affectées nu mar ko nanguwaat affecté waat ko ay marocain li ma ñu war a bokk ci 10 000 hectares yi mais lépp bu ñu demee ci Daara Alay be seq waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fay yeewoo nañ ko leen mais mbir mi daal mi ngi ni fii soo xooleen zone bi yëpp normalement c'est une zone boo xam ne dañ ko waroon jox population yi mën cee def jur te xam nga ku wax Fuuta wax jur bu baax a baax ku wax Fuuta wax mbay bu baax a baax mu nekk loo xam ne tamit c'est un autre problème dans son problème ay terres yu affecté ba pare ñu nangu ko réaffecté waat ko un autre projet donc c'est quelque chose qui est quand même bizarre naa loi bi da koy aaye ñu gëstoo bu baax a baax kon mu nekk un problème qui est très sérieux waxoon naa leen ko ñu ngi ci Daara Alay Bay ñoo ci këru kilifa diina bu mag Cerno Nuuru Li fas yéene si ak moom waxtaan tamit ci li ma daan wax léegi mu nekk lu am solo loo xam ne ñoom it dañ ci rotal kàddu parce que ku wax Fuuta xam ne dëkk boo xam ne bëri na ay nitu diine lool nitu diine yoo xam ne tamit dañuy taxawu askan bi fii ñu dugg mooy këram moom ci boppam dina yëkkati ay kàddu waxit ni mu gisee mbir mi mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu kilifa diine la kàddu yoo xam ne tamit moom mi nga xam ne moo njabootee ñëpp ban gis-gis la am ci jafe-jafe yi nga xam ne projet bi ñu nar a jox marocain yi nar na ko yëkkati ñu ngi kër Cerno Nuuru Li fii ci Daaru Alay bi onon ɓe sababu addi ɗuɓe on jarama waaw comme gis ngeen nii li ma leen ko waxee léegi kilifa gu mag gi nga xam ne mooy xalif bi fii def na loo xam ne daanaka moo ëpp lépp loo xam ne moom la ñu mën a njort wala di ko xalaat moo di ñaanal nañu ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu ñu gis ñu dugg ci village yu bëree bëri li ñuy wax ne kilifa diine moom ñaanam rek doy na loo xam ne moo jën ñaxtu beeg wax wi moo tax it wax na ne ñaanal nañu ci li nga xam ne dégg na ko fii ci dëkk bi yàlla def li nga xam ne moo gën ci askan bi kon lañ ko ciy sant di ko ci gërëm bu baax a baax ñu wéy nag dem ci yeneen village yi nga xam ne village yooyu tamit am na ñeneen ñoo xam ne war nañ fi yëkkati kàddu ñu jëm ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg moo di projet bi nga xam ne dañ ko bëgg a jox ay Marocain te moo gis askan wi di ci am ay ñaaxlu jërëjëf.
waaw ginnaaw gis ngeen ñaan yu am solo yooyu kilifa diine gi defal ñu toog ak chef de village bi Oumar Samba Tall nga xam ne war na yëkkati kàddu jëm ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg mu wax ñu rek nan nga gisee li nga xam ne moo di projet bu ñu yëkkati te ñu bëri gis ne dañ ciy loru ci projet boobu la ban gis-gis nga ci am. assalamualeykum bandiraɓe bon ko kalɗa e projet o ko projet o ne ari nde ɓe noddi min bato ɓe mbimin projet banje no waɗe ko banje tan no haalano minen fof min dakkodirino e banje so tawi noon woni ɓe ngari ɓe dakkodirama banje ɓe potani yaade aɓe naata e kolaɗe goɗɗe tawa ɓe jamiraka ɗum ko goho hay goto tinani neɓɓe mbaɗata étude projet keddiɗi kolaɗe keddiɗe kadi ko banje tan min kalno e mabɓe soɓe jalte banje noon minen min jalti hay komin dokkudinoɓe banje ko min jalti kadi koɓe mbi aɓe dokka min 2000 hectares ko kamɓe ɓe nawa 10 000 hectares ko wayno ko kamɓe dokkata min jawdi amin ni ko leydi amin ndi ko minen jeeyi leydi amen ko minen dokkataɓe wona kamɓe dokkata minen ko minen dokkataɓe soɓe gari noon aɓe jiiɗi leydi amen min kaldata min pamodira wona ɓe mbadda tan ko nomin poti liggodirde wona ɓe gara ɓe dokka min kadi jawdi amen min gala hen hande min gala hen janggo so tawi noon kadi ko banje min kalduno yooɓe kaali banje ko banje min kalduno ko yooɓe kaali banje ɗodde so yalti banje min gala hen anani kadi koɓe mbi aɓe dokka min ko wona hay hunde 2000 hectares ko hay hunde ɓe nawa 10 000 hectares ɓe dokka min 2000 hectares min gala hen hande min gala hen janggo anani so tawi ɓe gari amin calaki no leydi amen reme amin jii leydi amen reme kono soɓe gari yoɓe kalde amen min pamodira e mabɓe ɓe ndema leydi amen ƴewno min ndemdu min ndema amin jogui leydi amen amin jogui ndiyam amen amin jogui nangue amen mi jiɗi ɗon ɓe min liggodiri koɗo taw wona ɓeeɗo ɓe kam ko min gala mumen tan min gala mumen jërëjëf dégg ngeen kàddu yu mu wax li ma leen wax ne tey jii ci émission Samedi Mag dañuy déroger règle bi ku ñëw ba Fuuta li may wax rek na ñi nga xam ne dañoo nekk ñoo xam ne métit bi da leen dal faaw ñu làkk seen làkk ngir gën a génne li nekk seen xol teewul ñu tënkal ñu ko ci wala am na kàddu yu am solo yu mu rotal. waaw salaamaaleykum chef village Oumar Samba Tall nee na projet bi mu ñëwee Bandia la woon moom fekkee na ay réunion waaye nag Bandia la ñuy wax bu ñemee nag ba nañ projet bi mu jàll Bandia ba ñëw si seen suuf léegi yeneen wax lay doon waaye ñoom d'accorduñu que ñu ne projet bi Bandia la mu jógee Bandia ñëw seen suuf waxtaanuñu kenn fii ñëw recommencé def seen i travaux ñoom ànduñu si tey ànduñu si ëllëg bu dee Bandia la loolu seen yéen aussi waaye nag bu ñëwee si seen suuf nag seen yéen mu ngi si ñoom d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg ñu ñëw dugg si seen suuf comme Bandia lañ leen wooy woon fa lañ d'accordoon jeex na loolu la wax. waaw gis nga mu nekk changement yu doy waar projet bi bu nekkee dañ ko tàmbali fenn tamit mu nekk ne foofu lañ ko tàmbali bu nekkee ne dañ ko bëgg a yóbbu feneen tamit laajte ñi nga xam ne ñooy yeewoo foofu ñu mën a waxtaan ak ñoom ba jubóo ci ay kàddu mu nekk kàddu yoo xam ne jëlee nañ ko fii ci village bi ñu wéy ba tey jii seen biir émission di dugg ci yeneen village di waxtaan ak ñi nga fay yeewoo ngir ñoon ci indi ay leeral ci li nga xam ne wax na tamit ne ci 10 000 hectares ñu jël ci 2000 hectares di ko jox askan bi loolu amul leen njëriñ kon war nañoo mën a xoolaat projet bi bu baax a baax loolu yëkkati na ko tamit ci ay kàddoom ne 2000 hectares daanaka nit ñi mënuñ ci dund rawatina bu ñuy wax ne ay 32 villages la impacté 32 villages pour 2000 hectares te ñi nga xam ne ñu fi yeewoo ñu ngi dundee dund bu ñuy dund lan la mbay ak li nga xam ne moo di sàmm ak yeneen ñi ñu ciy yëngu kon du leen amal njëriñ yooyu nekk na kàddu yoo xam ne Oumar Samba Tall rattal na ko tey ji fii ci kàddu ci village bi ñu nekkoon fii di tamit ginnaaw ñaan yi am solo yi nga xam ne kilifa dina gi defal nañu ko jërëjëf.
tey jii nag ginnaaw ba ñu génnee ci village boobu waxoon naa leen dinañ wër ci yeneen village ñu ngi ci Sinthiou Gangué dañ fi waxtaan ak ki nga xam ne moo di chef de village bi ak kilifa ki aada bi dañ waxtaan ak ñoom li jëm ci projet bi nga xam ne moom lañ fi indi ngeen gis village bi nii ni mu calmé ñu seetlu tamit na ci village yi li ci ëpp lu ciy tabax di dëkk moo di ñi dem bitim réew daan façon doole ñoo fi tabax yu bëree bëri askan wi yeewoo janoog ay jafe-jafe tamit yu bëree bëri waaye dañ waxtaanee li jëm ci li nga xam ne moo di projet bi nga xam ne jox nañ ko ay Marocains 10 000 hectares signé leen protocole bi loolu yëpp nag chef de village bi ñu ci rotal ay kàddu ñu dem fekk leen ci biir ñoom ñëpp ñu ngi dajoole ci biir kilifa yëpp ngir rotal ci seen i kàddu ñu dem fekk leen ci biir penc mi waxtaan ak ñoom ci biir kër chef de village bi. waaw comme ni ma leen ko waxee ñu ngi toog ak ki nga xam ne moo di chef de village bi mu fas yéene nag yëkkati ay kàddu ci alpulaar waxoon naa leen ne tey jii seen émission bi leen nar a dégtal dañ ciy boole alpulaar ba wolof ñëpp wax pour ñu gën a xam lan mooy jafe-jafe yi bëggoon na nag nga wax ñu ci village bi ñu nekk di Sinthiou Gangué li nga xam ne moo di jafe-jafe bi ngeen séntu ci li jëm ci bu ñu jëlee lu toll ci 10 000 hectares yi ñuy wax jox ko Marocain. eyi wonko ngandumi hen 10 000 hectares mo ɗum mbi aɓe totta Marocain ji o min gila e debbi min mbi ko min ngala hen holko waɗi min wiide min ngala hen ala nafoore population o ko ardi ko fof min kalduno tan ko haala banje caggal toon ɓe jamfima min ɗo ɓe jamfi min ɗo kamɓe mbino kadi hay sinno ɗum ɗo projet o so waɗi jamfo goto ene wawi bonnude foof ɗum noon ko kamɓe ni bonni min kaldanno ko banje ɓe jeeyi ha paarigal ko ardi ko foof alana min nafoore minen jeeyi leydi amen leydi ndi min jeeyi ndi somin mbiyama yo Marocain ji naw 10 000 hectares minen min nawa ɗum ɗo 2 000 hectares ɗum way kono komin rokkuɓe leydi ndi ni kadi min calaki leydi ndi remede min mbi koso remama yataw ene waɗani population gartam min tawi alana min gartam min mbi ko yo remre hono no jomandu remrani yo remre hono no hayre remrani min calaki ɗum yo remre hono no jum remrani tawa so leydi ndi remama heddoto koye juuɗe amen kono wona kay yo leydi reme ko minen jeyno hedde e juuɗe Marocain minen min jalta zéro ɗum woni ko min mbi min ngala hen so wona noon min mbare so ɗum de ene wawi wonde kono tawi kay ko minen tan ittata amin totta leydi Marocain ji ɗum min battinto wadde min mbi ko loppete min ngala hen eyyi kala darde noon amin daro hen kala darde amin daro hen amin gandinma noon guure gonɗe ɗo ɗe Sinthiou Belcoy Sasel Cenel eyo Sinthiou Yennake Tule Keɗel Dara Sorigonga anani ha guure worgo arɓe ɗo ɓe minen fof ko minen dendi min mbi ko loppete min ngala hen so tawi noon sona min forsa min mbare hamin laaɓa walla min coke hamin laaɓa ɗum de mbawi heeb leydi ndi kono so wona ɗum amin gandina on noon laamu ngu ko ɗum ɗo addata rébellion kaake ma teete walla hujjo ma teete ala ko mbawɗa hen mbatta yoftorade rébellion walla mbatta wadde terrorisme ko ɗum addata ɗum en tant que wona ɗum ɗo wawa gasde tawi noon ko ɗum ɓe jiiɗi e leydi he ɓe jii rébellion Casamance guel fuɗɗi ronki gasde so tawi noon ɓe jiiɗi ko minen min ƴetta ferlaji amin mbaɗa rébellion bisimilla amin farani ɗum eyyi fanayi ɓe jii yimɓe mayno toon ɗum ɗo foof addata ɗum ko wasa nandirede so hunde nandiraka yo woppe ha nandire te ɗum ɗo tawi tan ko ni liggorte min keɓɗani nandirde mabɓe ha lakara tawi tan ko ni kay ɓe mbiya ɓe liggoroɓe tete leydi amen ha laaɓe ɓe totta Marocain ji min ngala hen eyyi mi anda so wonko jiɗɗa jokkude eyyi continue dégg nga kaddu yu mu rotal kaddu yu dëgër la
maanaam am na lu mu ci wax yoo xam ne jot naa ko ci jàpp bu baax a baax dégg naa mu ne bu ñu joxee sunu suuf bañuñu ci ba ci rébellion ah loolu moom ñaanuñu yàlla mu am fii ay ca nga tënkal ñu. waaw jërë ngeen jëf comme chef de village Sinthiou bi li mu wax dafa mel no commune bi yëpp loolu la ñu wax ndax bi ñu ñëw Bandia la ñu doon wax Bandia nag dafa mel no suuf bu bariwul ñu ngi waxtaan ci affaire Bandia ndax de mun na nekk wala munul nekk ñu jógee Bandia dugg ci biir waalo bi yëpp bu ñu duggee ci biir waalo bi yëpp dem be Pategalo dem be Daaril Maaro dem be Tulil Maama dem be couvre communauté rurale commune Dodel bi lépp dugg na ci waalo muñ ci say bi musoon dugg yëpp dugg nañ fa dafa mel ni léegi li ñu wax ñun moom lu mu wax ci waxu kaddu commune bi yëpp la ndax jéeri ji ak waalo bi ñoo bokk moomel ñoo bokk suuf ñoo bokk lépp waalo bi soo nee Bandia ñëpp li ci bokk ci Bandia bi ëpp na fanweeri village ndax Bandia génn na rek ci commune Dodel commune Bodé mu ngi ci commune Aéré Lao mu ngi ci commune Demet mu ngi ci commune Dom Galaaw mu ngi ci ñoom ñëpp ñoo bokk Bandia waxuñu kay waalo beneen bu bokkul ci Bandia bi ay village boo ci nekk boo xam ne ñu ngi nekk fii ci commune rurale am na village yoo xam ni mu ngi bokk foofu mais bokk ci sax ci commune bi diggante fi be Njum be Labgal diggante fi be Jolof diggante fi be Dum Galaaw diggante fi be Matam am na ñoo xam ni nit ki mu ngi dikk Matam mbaa mu dikk Dakar ci biir Pikine mbaa mu dikk Palais fekk suufam moo fi ne kooku nag noo ko xëyee suba rek nga indi ay naar ñu ngi natt sa waalo te waxtaan amul kaddu amul dara amul dafa mel na ay xar la ñu fekk fii rek ñu yeew ko dañ koy rindi loolu nag loolu la ñu bañ ñun nangu nañu waalo bii nañ ko liggéey nangu nañu waalo bii nañ ko def ñu ñeneen projet yi def ci département Podor ñi def ko loolu soo demee tey fanay moo jikkoon ba indi ay kuy dee wante nag ñu jëlaat yeneen gouvernement ñëw def diggante waalo ba dem ba nga ñëw Podor def nañ ko aménagement dikk bi ci nekk yëpp ku ne mu am ci wàll ñu jógee foofu Mbantu am na ki wet Gédé village am na ki wet Gédé Sanc am na ki wet Njum am na ki wet Joomando am na ki wet ci laa bokk man mi wax man maa topp ci président union bi naka président GIE Jami Bayel soo jógee foofu Aéré am na dañoo ñëw woo population bi gouvernement bi def aménagement bi ba pare woo population ku war a jël téeméeri hectare jël téeméeri hectare ku war a jël ñaar fukki hectare jël ñaar fukki hectare ku war a jël juróom benn fukki hectare mu jël loolu na gouvernement bi ñëw defal ñu loolu lépp mu nekk aménagement moo gi ñu jël partenaire feneen mais partenaire am na fii ci Sénégal murit yi ñu ngi foofu Qaadir yi ñu ngi foofu Ñaseen yi ñu ngi foofu Laayeen yi ñu ngi foofu waa Ceneba ñu ngi foofu amuñu fu ñu béy ñun ñoo bokk waalo bi bu ñëwee fii ñun ñoo moom Sénégal ñun ak ñoom ñoo bokk Sénégal ci chef village bi li muy wax loolu la bëgg tënkal kon noonu loolu nag su ko defee moom nee na ku fi war a def fii nga na ma da projet fekk partenaire la
xanaa ñun ñu jeex bu ñu jeexee nag ñu ñëw jël suuf si comme marug la bu ñu jeexee rek ñu jël suuf si boo fekkee jeexuñu même jigéen ñi même xale yu ndaw yi ni toog même jigéen ñi bu ñu fekkee fii kenn du ko mën a du ko mën a nekk doo am signature protocole d'accord ñun d'accord nañ ci loolu mooy tënk bi nee na nag dañoo bëgg ñi jiitu Sénégal ak ñi am kaddu ci biir Sénégal bu ñu waxee nit ñi dañ koy dégg nañu arrêté loolu bu dul yooyu rébellion dañu am comme ni ñu doon amee Casamance. ñaanuñu ko yàlla loolu nag ñaanuñu ko yàlla dañuy wax rek ne nañu waxtaan ba juboo plaidoyer lay doon lii plaidoyer dañ koy jàppee ni plaidoyer rek plaidoyer boo xam ne bu am solo la dañ koy def lépp na tegu ci kaw waxtaan parce que wàllu suuf nekk na mbir mu doy waar ci réewum Sénégal ndax ci dolli sax moom commission de réforme foncière boo xam ne président Macky Sall moo ko sampoon jox ko ay kilifa ñu waxtaan ci ba teg rapport kon laata ñu ci def lenn war nañoo mën a waxtaanee tamit suuf si xool nan lañ ko mën a liggéeyee mu jariñ ñëpp mais mënuñoo bàddil ay nit rek lu toll ci 10 000 hectares 10 000 hectares du benn hectare du ñaar bari na nga ne kooku da ciy compal ñaari hectare jox ko askan bi mu nekk lu doy waar loo xam ne war nañ ko mën a xoolaat saytu ko bu baax a baax loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne chef de village bu Sinthiou Gangué rotal na ko ginnaaw yeneen village yi nga xam ne def Gangué waaw Gangde waaw Sinthiou Gangde jeex na Sinthiou Gangde xam naa sama xaritu alpulaar yi ñoom Racine Sada Ndiaye ak ñoom Amadou ñoom ñëpp den buñ mu seetaane dañ ma reetaan mais c'est normal ma ñëw Fouta mais may naa leen nag gis nga tey jii dama leen defal émission boo xam ne da ngeen déglu wolof déglu alpulaar kon moom day leer nañ ku mu lëndëm sa bopp dafa da leex bu lëndëm sa bopp kon kaddu yi lañ jëloon ci chef de village bi fii suñu xarit tënkal ñu ko Thierno Mamadou Ba tamit tënkal ñu ko nekk wax kaddu yu am solo yoo xam ne mën nañ jàpp ne mën nañ ci tënku fii ci Sinthiou Gangué tey jii kilifa gi ñu toog ak nag moom moo nekk kilifa gu gën a mag daanaka kilifa diine la li may wax ne boo dugg ci kër it kilifa diine yi fa nga laaj ko ndigal loolu nag bu ñëwee toog ak ñun bëgg cee rotal kàddu ci lu ñu tax a jóg dañ koy rafetlu bu baax a baax fii moom mën nañu wax ne xilaafa gi moo ko yor jeex na kon ñu bëggoon rek kàddu yi ngay rotal ci li nga xam ne nekk na jàmbatu askan wi ci suuf si nga xam ne dañ ko bëgg a nangu seen loxo. assalamu aleykum rahmatullahi caggal yettude julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam min calmini onon hoɓɓe tedduɓe arɓe amen ɓe amin belti e garal moɗon e amen saabu garal ngal ko nafoore amen ko ittude min e jamma watta min e ñalawma ko ittude min e majjere e nder fonde watta min mana e wuuro amin jettira ɗum Allah mbarde min ji on min dañi noon ɗo min kaali min dañi ɗo min gulliri hujjaji amen projet maruk addama e leydi amen min ganda adduɓe ɗum soɓe yeeyɓe min ganda soɓe jeeyani min ganda kono min paayi koɓe yeeyɓe min so neɗɗo felliti wadde manan hunde e nder leydi ko tolne ujunnaje 12 hectares e nder diwan wona département ko commune rural no way famɗude ni ko jamsiɗo bandu men ɗum ko goo ɗiɗi population o fof min ngala hen hande min ngala hen janggo min ngala hen ɓaawo janggo minen jamno hay manam banje min caltima min ngala hen ala koy ko haali tuggude e jincu ha yetto Samba Alo ha yetto yo manan Paate Galo ha yetto manan Mbon ha yetto manan Dodel min ngala hen hande min ngala hen janggo min jaadani hen holko woni ɗum min kaldo e ma o banje ko lewa e hikka ko duuɓi 70 duuɓi 5 min meeɗa wasde ñamde gawri banje ha e ɗo hen aynete hen ñamete hen waɗete so wiyama so sooñi koko nafara so ili koko nafara ɗum ko banje nde wiya banje na reme nde min jahani batu so min jahano batu wonata sukaɓe noon jaaɓi garti ala ko min mbawi hen joni noon ɓe naati kollalle
ko wonno teddungal amen fof ɓe nawi gonnoɗo joom cinde ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo ceerno basmoro ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo elimane puri ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo joom dongo ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo ardoɗeɗi ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo ardo mangay ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo el fekki ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo sariki suski ɓe nawi teddungal mum gonnoɗo jalta e mbom ɓe nawi teddungal mum ɗum noon ko teddinnomin ko yiidamin ene ya min ngala hen hande min ngala hen janggo ko min ceerno basmoro mamma sidiki wi hande e janggo e ɓawo janggo min ngala hen amin pelliti hen kala pellital ko hemnodi ko ko ɗum ha hande woni ɗum ko hemnodi ko sereraɓe koɗiɗo duuɓi temedde jeynodi jawɓe pelliɓe ɓe jalti leydi ndi sadi gari riwi jawɓe heptiɗi feccidi gila nden amin kutoro amin ɗo e mayri so neɗɗo wi ina itta min e mayri yo fewju kasanke mum yo fewju manam foof wara min ngawandi min ngala hen hande min ngala hen janggo amin ballini noon Allah e nelaɗum e Cheikh Tidiane e horma hohoɓe diine e horma hohoɓe manan aada e horma moƴƴuɓe manan gure minen gure ɗe fof min jaadan hen min jaadan janggo ma si noon e Sinthiou Dangde teddungal ma sa ceerno Basmoro ɗum wannoma wiyama jooɗo teddungal ma ka joom cinna gonnoɗa wiyama manan jooɗo ko ɓuri ɗum bonde ko gurdannoɗa gila pilten jaate fodde duuɓi ujunnaje sappo so wiyama hande tetene totte maruke min ngala hen hande min ngala hen janggo kala manan jaaduɗo e mabɓe min jaadani mum kala jaaduɗo e mabɓe kala ko hefti ɗum hen amin tijjani ɗum kala ko hefti ɗum hen amin tijjani ɗum amin ummani noon foof gurdam e mayde ndi heɓetake hande en heɓetake janggo heɓetake ɓawo janggo amin jetta Allah noon amin jetta ɓesguji amin gonɗi ladde fonctionnaire mum juula mum gandu mum fof amin jetta ɓe noɓe darodi ɓe kolli min laabi ha hande wawi mana wonirde hande hono ni ina jaaha e nder amen ina parakolaɗe amen ina jiiya ina kalda amen amin jettalla amin jettira on ɗum dendanagal arɓe ummiɓe Dakar ummiɓe Ndar ummiɓe kala hoho amin jetton on arɓe ɓene yallah yoɓon moƴƴere en gardama hen noon ha ɗo min ngala hen hande min ngala hen janggo min ngala hen ɓawo janggo kala noon gonduɗo e mabɓe kala ko hefti ɗum hen min bettani ɗum allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim daanaka kaddu yooyu nekk na kaddu yu am doole boo ko déggee ca la mu wax kon amuñ dara luñ ciy teg wax nañ yàlla nopp yu koy dégg na nekk nopp yu wér ñu koy dégg parce que ay kilifa yu mel nii mun ñoo rotal seen kaddu te seen kaddu lambul lu gaawuñu di wax kon bu ñu waxee rek am na lu leen yëkkati kon ñiy déglu yàlla nañ ko déglu ak nopp yoo xam ne nopp dal la ak nopp yu wér ba xool nu ñuy saafaraal yi te fitna du ci am fii ci nga xam ne moom lañ nekk di ci Gangue ak tamit fanweeri village ak ñaar yi nga xam ne projet bi daf leen impacté ci liñ fas yéene jox 10 000 hectares ay marocains tudde leen Afrique partenaire ñu ne dañ fi bay ceeb moom def naa buñ jàppalee ñi mën nañoo bay ceeb dong buñ jàppalee ñi aménagé ko def naa mën nañoo bay ceeb bu baax a baax bay ceeb moom te rawatina dañ koy bay lekk ko kon kay defe naa bay bi moo fii lay gën a yombee que bay di yóbbu feneen di jaay bitim réew waaw defe naa kon loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne kilifa yi ratoon nañ ko fii. Fatiha salaatul Fatiha. yàlla wadeen seen kaw. Bila kadi
ngi fii ci Aéré Lao donc li ma leen waxoon rek ginnaaw village yu bari yi nga xam ne wër nañ leen waxtaanee li nga xam ne moo di projet bi ñu bëgg a jox marocain yi 10 000 hectares mu nekk coow lu bëree bëri ma toog ak ki nga xam ne moo yor kàdduk kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Aéré Lao di Almaami Siré Ly fu séena nag yëkkati ay kàddu dina ko njëkk a wax ci alpulaar waxoon naa leen ne fu ñu dem tey jii ci émission bi dinañ yëkkati kàddu ci alpulaar ndax nit bu amee lu ko métti ci lànk gi nga xam ne moom la nàpp wax ko ci moo gën a yomb ba tax na tey bu ko waxee ba pare nag tënk ko tamit ci wolof ngir ñu gën a mën a xam lépp loo xam ne tukkee na ci coow li nga xam ne am na fii kon Almaami wër nañ tukki yu bëri dem nañ fu ne suba ba léegi ñu ngi ci àll bi waxtaan ak ñoom nga wax rek projet bi yéen noonu leen ko gisee lan moo ci seen jàmbat ak la ngeen ko xalaatee. voilà donc bisimilah Papa Alé ñu ngi lay sant di la gërëm au nom de la population de Aéré Lao di leen mas coono c'est vrai depuis hier ngeen jógee Dakar dem ci île bi jógee île bi ñëw fii ci tàngoor bi vraiment loolu ñu ngi ci rafetlu bu baax a baax bon vous êtes venu aussi à un moment opportun bi nga xam ne heure bi ngeen ñëwee heure bu baax la parce que ñu ngi ci ay jafe-jafe yu mooy ñun du ñu am suñu terre du ñu am suñu tool yi nga xam ne suñu maam lañ ko jëlee ça fait des centaines d'années et des centaines d'années léegi ñu bëgg ko nangu jox ko ay marocains ñun duñ ci d'accord et balaa lu gën a garaaw loolu balaa ngay jël tool wala yëfu jàmbur di ko maye mais nga waxtaan ak borom ñun nous n'avons jamais été consultés par rapport à ce problème-là dañu jékki-jékki rek le gouvernement a convoqué une réunion au niveau de Dodel avec la présence du gouverneur et des autorités administratives ñëw léegi na ngeen délibérer le plus rapidement possible loolu ñun d'accord duñ ci affaire boobu ils ont tordu nos mains pour nous dire que voilà on vous donne 2 ou 3 jours ngeen ñu mën a délibérer marocain mën a commencer leur. kon dañ leen woo réunion ba pare ne leen ñaari fan lañ leen jox. ñaari fan la ñu wax pour ñu mën a kii et là sur place am na kenn ci ñi nga xam ne ci waa dëkk bi waa Sinthiou Dangde en l'occurrence le vieux Mamadou Sakho moo ne ñun nous sommes pas d'accord il faut ñu xaar ba ñu dellu ci suñu population yi ba population d'accord ci projet bu ñu ci ànd tant que population yi tant que borom suuf yi nanguñu ñun duñ ci mën a ànd waaye loolu problème deuxièmement li ci gën a garaaw mooy jox leen baay bi pendant presque 40 ans ça c'est un des problèmes kooku problème bi ñoom ils avaient promis 90 ans ñu jox leen ko ñu ñëwaat ci 40 ans avec 2 milliards ensuite avec 2000 hectares kooku luñ ko partagé ci population benn nit mënul am sax zéro ar donc dafay jafe-jafe problème ensuite dañu jàppoon côté banje bi mooy suñu côté ñun waa Barobe waa Aéré waa ñoo ko bokk chacun dafa am ci benn portion foofu la waroon yem léegi il paraît que dañu dépassé projet boobu dem ci ba dugg yeneen yeneen dëkk ça donc foofu am na problème ma yëgal la benn affaire sax parce que nombre d'hectares bi ñu war a soxla ñoom def naa jël nañ boo ëpp loolu kooku aussi on a interpellé le maire de la commune de Demet non le maire de la commune de Dodel pour lui dire que na def audit bi xoolaat parce que ñun on ne peut pas comprendre que Banje la ñu proposé woon ñu dépassé Banje dem ba Pathé Gallo dem ba Marda dem une partie ba Daara Xale bi et ce qui est encore plus grave li ñu gën a grave li ñu affecté woon ay population des groupements féminins suuf boobu lañ jël dugal ko ci projet bi hein alors que les gens sont de vrais artisans de vrais paysans. Ensuite beneen affaire bu gën a garaaw balaa ngay def di waxtaan ak borom tool bi kay borom suuf bi mais côté environnement bi dañ ko war a sóoraale mais dañu def affaire yi ba pare soog a def envoyer une commission environnementale
le mercredi balai passé pour venir discuter avec les gens sur l'impact environnemental xoolal ma yooyu dysfonctionnement boobu hein mais problème day am parce que dañu waroon xool suuf si xool garab bi xool gàncax bi xool lépp hein le côté pâturage le côté agriculture côté ndox mi parce que on sait jamais mun na am ay jafe-jafe ñu sóoraale affaire yooyu ñu loolu lañu waroon foofu la ñu waroon njëkkee ba pare soog a maintenant demaat ci projet boobu ñun dañu d'accordul ci projet boobu tey dañ ci d'accordul dëmb on n'a jamais été d'accord on n'a jamais été consulté donc lu leer la ñu wax on l'a dit dans la presse locale on l'a dit un peu partout dans nos réunions que d'accorduñ ci projet bi ñu ngi on serait d'accord que quand on est consulté ñu ñëw ñu toog waxtaan hein ñu toog waxtaan ñu proposer ñu discuter fu population yi d'accordé maintenant ñu soog a amender projet boobu nous demandons nous interpellons le président de la République en tout cas pour éviter que mu am ay problème le cas de Fanaye est là yeneen cas ñu ngi fi mu ngi raam nañ ci jublu le plus rapidement possible xoolaat projet bi parce que y a des non-dits qu'on comprend pas waaw ay sàmmkat nañu ay béykat lañu loolu munul ànd ci bi tu as été dans le Waalo gis nga comment les gens vivent boo naree que les gens surface bu fa nekk c'est des surfaces cultivables loolu la ñuy béy ci espace foofu la ñuy dëkk ci espace foofu la ñuy dëkk demee seen sët seen doom bu ñu ñëwee fu ñu nar a dëkk mais ñu ñëw fu ne ñu samp ay piquet dans des ci ay armel ci ay douche ci biir non c'est pas sérieux nous disons non trop c'est trop ko projet gaddaɗo e doɗel o projet marocain ari ɗo yidde ganduɗa hutara leydi men leydi hayrenaɓe leydi demelnaɓe e leydi ganduɗa harma e bandiraɓe men wonɓe toon e diwan Dande Maayo ngo woni Sinthiou woni Paté Gallo woni Daara Halayɓe Beeli Coyi ɓe gari yidde heɓtude leydi ndi e juuɗe miskineɓe e juuɗe remannoɓe min mbi ko min ngala hen hande min ngala hen janggo guilay fuɗɗode guilay awwal min mbi ko min ngala hen kala kene waɗe yo yimɓeɓe joddo kalda Funtinoon naati hen ɓe nuuliɗo gouverneur de la région de Saint-Louis ari ne arde staff mum batu manggu waɗama ɗo doɗel ɗo a faami bandiraɓe fof notimen 33 wuuro notima ɗon ari ene wonde joom leppi en ndeɓe gari nde ɓe puɗɗi wiide ananide ko yo yimɓe sappo tan kaala holno noddirton 33 e wuuro taro e wuuro mbiyon yo yimɓe sappo tan kaala wa ɗon fenade fuɗɗi kadi so yimɓe noddama yo goppe kaala anani miijoji men kaala ko woni sohlaji men ko ɓe gari ɓe gaddi projet o ko projet o yimɓeɓe jaadani hen won yaaduɓe hen gonga kono minen ko ɓuuri kon hewde kam yaadani e projet o par ce que no lelori ni fewani wiide yoɓe totte leydi ndi juuɓi capanɗe ɓe mbino ko juuɓi 90 yoɓe totte aɓe kutoro soɓe tottama leydi ndi 90 enen ma en holko dañaten hen haydara min ngala hen hande min ngala hen janggo ɓe dutti ɓe gari mi wi joni ɗum noon tawde ko woni ɗale min dutto min kalda yimɓe kamɓe équipe municipal mo dolel ɓe dutti ɓe kalde population ngaji ɗi ɓe garti hay duuɓi 40 ɓen mbiɓe min ngala hen ɓe pawri hen commune fof ne rotte million ngaji ɗiɗi milliard uji ɗiɗi yante 10 000 hectares ɗum so feccama yimɓeɓe haydara alana yimɓeɓe gartam sen ndemi ko dañaten hen ko ɓuuri wadde fayida ɗum noon yimɓeɓe ene daari e yidde gandanɗa hoorema e haɓade oɗo projet par ce que alana yimɓe gartam wona e kala fannu wona to fannu awa wona to fannu gaynaka wonko waɗeteno kam taw wonko dañata hen kono ɗum ɗo ƴeewama so waɗama enen ala ko dañata hen surtout hayrenaɓe minen min jaaka e commune Dolel min jaaka e commune Demet commune indépendant koye commune hayre en mbiya noon aɓe kaala mbiya l' intercommunalité hayso l' intercommunalité wonno no moƴƴuno haalde avec e commune aji keddiɗi walla commune aji tati maire uji tati gara joddo e yimɓeɓe walla yimɓeɓe fof noddo joddo kalda pewjita wiya min jaɓi ɗum min calima ɗum kono waɗa ko hikko anani min ganda koɓe heɓɓe kalis min ganda ɓe daari tan ko yo hunde nde won
yo won kadi e dow gandarma force noon ala ko réglata haydara komin saliɓe hande komin saliɓe janggo min ngala hen eyyi jawdi dañataɗo oori gaynaka sa yeehi toon a hulat ñande nde min jeehi marda yimɓeɓe foof jaggi ko ananide ɓe mbaɗi pikkeji ha e ganale maɓe ɓe ngala hen hurum kadi lekki ko ɓuuri hen kadi hulɓinade ko waɗano délibéré ha paari koyno guesa Daara Halayɓe rewɓe tottono ɗum koyno guesa rewɓe Patigalo no rewɓe Marda ɓe gari ɓe natini ha e nder koto kono an kay saɗa ƴettata kanko poɗɗa ƴettude ko tottano rokka taƴa ɗum ɗo conseil municipal waɗi autorité administrative signini waɗi validé ɗon ko ɗon tan poɗɗa hadde hay ɗum ɓe natini hen ene huula boom hay koɓe mino aɓe ƴetta ko ɓe ƴetti ko ɓuuri ɗum noon minen amin jogui ɗin kulhuli min kalni ɗum adjoint maire mo Dolel wonde ko wiyano ko ene huula ɓurti ɗum noon yoɓe mbaɗ ko wiyete ko audit ɓe duttoɓe jurno koɓe ƴetti ko est ce que ɓe ƴettani ha ɓurti par ce que ko haaldano ko banggue wiyanoma tan banggue no yona ñi ngi ci ñeexitalu suñu li nga xam ne moo di reportage ñu tey ji ñu xuusaloon leen fi nga xam ne mooy biir Fouta rawatina ci commune yi nga xam ne mooy commune yi nga xam ne bëri na coow ñu commune Dodel ak Demet demal nañ leen Île Morphil waxaltaan ak ña nga xam ne ñoo fay yeewu rawatina askan bi demoon nañ leen Mardal demoon Daaral Alaybe demoon Sinthiou Dangbe dem Ayra Laaw demoon fa gis ngeen Dodel gii mooy commune bi nga xam ne signé na protocole mook Demet ak société marocaine boobu di FK partenaire protocole baa ngi nii mu nekk loo xam ne ñu ngi koy naqar dégg ngeen ñi ci wax ñëpp kilifa diine kilifa aada chef de village baykat ñëpp yëkkati nañ seen kaddu ba tax ne ñuy wax ne kaddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko dañ koy jàppee plaidoyer pour nopp yu koy dégg nekk nopp yu wér ñoom dem nañ ci bane nañu waxtaanee mbir mi kon bañuñu waxtaan waaye bu ñu xoolee ni lépp tàmbalee dafa mel ni pression am na ci gaawtu am na ci parce que ku ñëw teew ci biir waxtaan représenté lu mel ni 7 villages nga ne ko suba bëgg nañ nga indi sa tontu day jafe rawatina boo xoolee distance yi nga xam ne am na ci diggante village kon nekk na mbir moo xam ne war nañ ko waxtaanee parce que 10 000 hectares ñu jox ko une société étrangère mu ne da ciy bay ceeb ñu ne da ciy dooleel PSE ci koo xam ne day bay ceeb jël ceeb bi yóbbu ko extérieur exporté ko jaay ko am ci koppar dina doy kéema est-ce que buñ jàppale woon baykat yi nekk fii sàmmkat yi nekk fii ñu juddoo fii aménager leen seen zone yi waxtaan ak ñoom ci anam ni mu gën a selle ni mu gën a rafete ñu waxtaan parce que réeroo amul ñàkk waxtaan a am ju jur ngëneel waaye du la dénk baat tamit jox la baat boobule na yow yaay jiitu alal ji nekk alalu ay nit tool yi nekk tool yi nit nga tëju ci ay bureau ak i nit waxtaanee ko daggal 10 000 hectares une société étrangère day doy waar moo taxoon mu jaral ñu jóge Ndakaaru déggoon coow li ñëw xuusandi ci biir Fuuta waxtaan ak nit ñi Île Morphil jaar fa gis ngeen jafe-jafe yooyu nga xam ne ñooñu ñu ngi koy dund ñu gis ne bac yooyu nga xam ne du def sax 15 minutes pour traverser defar fa pont war na yomb yàlla wax fa dëgg neex yàlla bu ñu demoon ci coopération chinoise wala beneen dëkk rek mën nañu ko dimbalee jàppalee nu ko
ndaxte loolu dina yombal dëkk ni dina désenclaver gox-goxaat yi parce que loolu yomb na bac yi boo ci defee pont lu mu bari millions yi du bari te ñu ngi jël ay millions di ko def feneen foo xam ne war na mën a xaj fi désenclaver zone yi xalaatal rek bés kuy matu war a wasin nga war ko jàllale ci ay bac mu war a xaar bac loolu nekk na lu kéemaane mooy dundin woo xam ne dañuy sàkku ñi nga xam ne yàlla ñoom la ñuy dénk tey jii réew mi ñu xamal leen ko njort naa ne xam nañ ko ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax ndax fii am na ay projets yu bari yoo xam ne def nañ ko fi tëli yii Millennium Challenge Account bi def na ko fi kon dañuy mottali yéene goo xam ne daanaka ñuy joytu nañ ko rawatina nag wàllum suuf may wax bii def naa ay reportage yu bari ci suuf may wax ne suuf si nañu xool di settantal bu baax a baax barki Dembo Ndiaye fanaay gële amoon na ay bakkan yu fa rot ndax bañ ku teg nooteel seen huile gan dañ wax sax far daanu na nga ñëw daggal ko ñaata hectare fan la mujjee fenn lor ay askan kon war nañu xoolaat bu baax a baax àll bii ñuy gis nii du àllub nen de am na ñu ci moom ñoo xam ne waxtu nawet dañ ciy bay dafa fekk ne réew mi ndox nawet lañ koy am def ñu ay jumtukaay yoo xam ne waxtu wu ne di nga am ndox ba mën a bay noor bay nawet kon ñuy wax rek ne lii la leen indi leen Fouta di leen dig daje incha allah seen beneen reportage seen chaîne de télévision la 2STV. ginnaaw si liggéey bi nga xam ne defaloon nañ leen ko ca Fouta rawatina ci commune Dodel ak Demet ngeen gis askan wi fay yeewoo di jànkonteeg ay jafe-jafe ba ñu jëlee dogal bi ne dañuy jël lu toll ci 10 000 hectares jox ko Afrique Partenaire benn société marocaine askan wi lànk bañ ne ñoom loolu bëgguñu ko lu toll ci fanweer ak ñaari village nag ñoo fas yéene loru ci projet boobule ba tax na jàpp nañu bés génn ci lim bu takkoo takku di góor di mag di ndaw di jigéen def li nga xam ne moo di doxu ñaxtu boo xam ne gendarmerie encadré na leen ci ñu wane seen ku mer di manifestation bu amoon solo boo xam ne def nañ ko lépp nag jëm rek ci yëgal askan wi yëgal timit autorités yi nga xam ne ñoom ñooy jiite ne mbir mu mel nii nañ ko waxtaanee ba juboo ci ay kàddu di plaidoyer bu ñu def mooy image yi ñuy seetaan. Docteur, arrêtons. Interview. Il est là. Le coordonnateur du collectif des villages impactés de l'île Amorphile par le projet afro-marocain, Afro-Partners, remet symboliquement l'argumentaire sur le projet risicole que les populations contestent la légalité et l'installation dans leur zone. Sur ce, Madame la deuxième adjointe, solennellement, au nom des membres du collectif de toutes les populations des villages impactés de l'île Amorphile qui manifestent aujourd'hui contre l'installation du projet marocain dans leur territoire et pour la préservation et la défense de leur patrimoine foncier, nous vous remettons symboliquement cet argumentaire que vous aurez la latitude de remettre à Monsieur le maire.
vous discuterez parce que j'ai pas de avec les machins on n'est pas prévu de donner une enveloppe. tiri ɗum bisimillah rahman on gayniɗo alhamdulillahi rabbil alamin waɗani probléme waɗani haydara goto fof ƴeewi tan ko hakkille mum e yidde mum ɗo haaɗi hen eɗo tolni hen ko ɗum tan enenne ko jaam tan jiɗɗen saabu sénégal kam ko jaam tan yahata en jiɗɗen kadi ko jaam kala ko addanta en jaam so tawi aɗum waɗani men ɓuural yo Allah waɗan men ɗum kala ko wonana en ɓuural wata Allah waɗan men ɗum noon jiɗɗen tan ko yo Allah waɗan men ɓuural kala ko woni hen ɓuural fof yo Allah waɗan men ɗum jaa ko dillini min ko woni ko dillini ko population Dodel e Demet ko affaire leydi ɓe kalata affaire leydi noon so haalama te sincére ina woni kañum mbiyen kañum woni jignaɗo hande kala hande gonɗo ɗo henne e dowri ndi ko sincére hufma ɗum noon so ɓeɗo dilli tan Dodel dilli ko fate leydi alay saago sincére ummo min gari noon pour wallodirde e mabɓe rendude e mabɓe keɓe mbiyata ko woto hay goto mem leydam min mbiyani woto hay goto mem ala kono kadi so felliti aɗa ƴetta leydi ndi aɗa tottira ya taw joomen leyɗele en ɓe ko onon pewjiɗi onon eɓɓiɗi onon jaadi e miijoji ɗi gila dow ha less ɓamdon kono noon sa wi ko an tan waɗata ko ganduɗa ko an e ɓesgu ngu ndendi ɗum alay saago joomen leyɗele en ɓe jiito hen koye mumen woni commune Dodel e commune Demet ko wiyete ujunnaje 10 hectares ɗum ɗon so wiyama ina totte goto ina ɗeɓi musde seeɗa woni hol yon woni wiyeteɓe marocain ji ɗi min mbi ko laamu ngu o wi ko autosuffisance noon seɗen ndema gurnen koyemen gurnen caggal leydi alay saago laamu ngu walla ɓesgu ngu holno woni o wallirta ɓesgu ngu o fewda leyɗele ɗe o waɗa ɗum aménagé o totta ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni jeymen leyɗele en